ñu ngi ñëw fii devant monsieur le maire de la commune de Mékhé pour fas yéene waxtaan ak moom ci li nga xam ni ñëpp xam nañ ko ñu jóge ci muy élection yi ñu bàyyi ko ni ki barki démb tey ji nag dañuy fas yéene def benn briefing bu am solo bàyyi kàddu gi ak monsieur le maire mu jàkkaarloo ak askan bi waxtaan ak ñoom monsieur le maire ñu ngi lay nuyu. Talla ñoo ngi lay fay di la nuyu di dalal Oser Production ci waxtaan bi ngeen door war ko am ci élection municipale yi et ngir bi ma falee ba pare tey population bi wax ni Magatte Wade lañ tànn ngir mu continuer liggéeyam. Yàlla def ni bureau de vote yi nekk ci Ngaye yëpp ñoo gagné bureau yëpp donc danoo gagné Ngaye à 100%. Et loolu muy loo xam ni lu mucc ayib la lu musta am ci dëkk bi kon ñuy sant yàlla di sant waa Ngaye di wax alhamdulillahi rabbil alamin. jërëjëf comme noonu ngeen ko déggee jox na kàddu yu am solo muy kàddu ouverture ak nuyoo ak salutation kon dañuy def rek poser ko question monsieur le maire naka nga jàngatee élection yi ak ampleur bi mu am ak aussi ñu gis ni benn particularité da cee am mooy population bi yëpp jugandoo seen bopp nombre de votants yi ñu gis ni mobilisation bi dafa gën a am solo loolu naka nga ko jàngatee balaa ñuy dem ci li nga xam ne mooy dernière question bi te mooy li ngay waajal dëkk bi ak sa deuxième mandat kon naka nga jàngatee woon élection yi enjeu yi ak li nga xam ne bëgg nga ko ciy wax mu jëm ci militants yi ak population bi. waaw jërëjëf Talla ñun bi ñu falee benn objectif rek la amoon mooy liggéey pour changer Ngaye pour moderniser Ngaye loolu moo taxoon aussi ñu bàyyi suñu liggéey Banque africaine de développement ñibbi si pour sóobu ci loolu mais bi ñu demee ba élection yi jub si waa dëkk bi dañu doon wax maire aajewul ngay campagne demal tëddi mais maanaam leen bàyyi leen ma campagne rek waaye li ma gis le 23 wane na ni nit ñi liñ ma doon wax dëgg la woon ci ñoom que ñoom takku woon nañu bu yàgg comme aw say pour apprécier positivement sunu bilan et li xew 23 defe naa ne mooy wane ni sama objectif principal bi nga xam moo gën a jafe ci àddina waxuma Ngaye rek àddina Sénégal sax actuellement mooy dama gis ni nit ñi seen mentalité yi seen xalaat yi seen gis-gis ak seen nekkuwaay dafa changé ci politique li ma gis mooy benn objectif ma amoon bi gënoon a jafe bi ma defoon ne xëy na ci fukki at lañ koy def atteindre nañ ko mooy nit ñi jël conscience ci li ñuy wax mooy enjeu développement xam ni léegi dafa am taxawaay bu ñu war a taxaw pour suñu dëkk yi ak suñu réew mi jëm kanam mooy développement mooy di def vote boo xam ne dafa am njariñ vote boo xam ni dafay suqale vote boo xam ne day bokk ci defar waaye pas vote boo xam ni dafay am parparloo et loolu la waa Ngaye wone mais li ci gën a yéeme mooy defoon naan jigéen ñi rek ñooy fal waaye 23 li ma gis Ngaye mooy jeunes yi ni ñu génne ni ñu taxawee ni ñu ma encadré ni ñu sécuriser vote bi ni ñu demee ban déclarer résultat yi loolu yéeme na kooku jàngat yu bari mën na ci am ba nga xam ni war nañoo xool sax nu ñu war a defee jàngat ba nga xam loolu day law ci réew mi ba nga xam lan moo war a motiver xale yooyu lan moo war a tax ñu am taxawaay bi ñu taxaw lan moo war a tax ñu décider ni dañuy jël maire bi yóbbu ko ba teg ko ci kaw fauteuil te loolu moom njàngat la boo xam ni bu ñu xamee ni population bi pratiquement 70% de la population mooy constitué ou 75 la jeunesse war nañoo mën a am taxawaay ci loolu. léegi nag li ñu ciy jàngataan mooy suñu jigéen ñi jóguñu fi de mais xale yi dañ leen a dañoo def taxawaay bu bees rek te xam nga lu bees rek man lu màggat li ñu ciy jàngat mooy fokk ci politique bi ñuy def. ñu defar nañu infrastructure defar nañu ko ñu am nag benn stratégie de développement ak accompagnement xale yi ak jigéen ñi surtout xale yi donc li ñuy def mooy il faut ñu delluwaat ci li nga xam ni dafay créer haute intensité de main-d'œuvre et te yooyu dafa am maanaam lu mel ni par exemple ñu jàngal xale yi nu ñuy defaree pavé di ko poser seen bopp ci seen i koñ mu am concurrence ay émulation mu am jeunes yi ci der yi ñu ci suñu programme la bokk donc xale yi apprécié nañu loolu apprécié nañu suñu programme apprécié nañu suñu bilan li nu may lii nag mooy teel nanoo jóg amoon nañu organisation bu baax ak suñu coalition Benno Bokk Yaakaar di sant président Macky Sall ci confiance bi ñu jox ñu am ci taxawaay bu baax
am organisation bu baax am stratégie bu baax am bilan am programme xam fu ñu jëm ñuy wax ni nag fi ñu leen jëlee ba fi ñu leen indi loolu lu baax la waaye fi ñu leen indi fi ñu leen jëmee moo ko dàq donc li ñuy def rek mooy sant yàlla sant nag membre coalition bi yëpp muy waa PS waa AFP waa Rewmi waa fekk ma ci boole waa grand parti nga xam ñoom bokkuñu coalition Benno Bokk Yaakaar mais dañoo ñëw ànd ak ñun waa Yeesal je crois que ñëpp. ñëpp ay karimiste sax. waaw karimiste yi waaw am na seen classe yi. ñoo ngi leen di sant bu baax donc daal fii liñ fi gis moom. suñu ko mënoon a liggéey ba mu law ci réew mi. nga xam ni léegi dañuy def li utile développement suñu dëkk ñu def prise de conscience loolu dina baax lool. am na sax xale yi Pastef yu bari ndeysaan yi xale yi pur yu bari moom daal li ma nit ñi daal mënuma leen a fay. li may def rek mooy sant waa dëkk bi sant askan wi wax leen ni daal Magatte Wade la mu defoon ba ngeen naw ko topp ko solaat na dàllam takkuwaat pour def lu ëpp lool. lu ma defoon rek li ma yéene ji ma am pour def ko moo ëpp lu ma dëkk bi lebaloon rek bëgg naa leen fay lu ko ëpp li nu ma fay defe naa fayuñu ma danoo ñëw lebal si ma waa ngaay fayuñu ma danoo ñëw lebal si ma parce que fi mu ne man maa leen yore njukkal et loolu nag nanu yàlla may wér may ñu taxaw ci kanam tuuti dee ñu gis ni naa leen fay ba wis leen waaw ñoom dama leen doon dig reer waaye ñoom lebal nan ma lu ëpp reer et il faut ma fay leen nit ñi résultat bi nu am ci ngaay defe naa région de Thiès bi yëpp amul fenn réew dëkk boo xam ne gagné na bureau yi yëpp te li ma ko gagné na du gagné caaxaan ay 2000 et quelques voix donc li ñuy def daal mooy wax ni daal alal ñun doon défier alal lan ñu doon défier ak yàgg ci politique ak maqaama ak coalition àndandoo pour sot na dara nangu ci bureau yëpp lañ leen gagné kon li ñu leen di wax nag léegi mooy nanu xam ni xale yi def ba def vote utile jigéen ñi def ko nan ko def ñoom itam xam ni bu ñu nekk ci posture seen défaite bu njëkk bi parce que gagné nañ leen 2014 gagné waat leen 2022 nanu bàyyi loolu comme ñun ni ñuy defee triomphe bu modeste ñoom itam ñu am défaite ànd ak humilité ànd aussi ak gëm yàlla ñëw nag xam ni li nu boole woon mooy dëkk bi kon war nañoo mën a ñëw ànd ak ñun indi seen i xam-xam seen i programme ak seen i pexe ñu gën a développé dëkk bi ndax kat bëri ko ci mbartal moom jàpp mu dem bañ a jàpp mu dem mais nanu ñëw ñu ñëpp ñu ànd wone ci Sénégal ni li xew Ngaye Mékhé unique la mu nekk am njàngat boo xam ni ku nekk war nga ko am ci Sénégal ba sax ci Afrique ñu koy wane ni li xew fii kat mooy fondement démocratie parce que ñun sunu gox dafa yàgg ci démocratie fii mooy royaume du Kayor fii lan daan tëggalee njiin damel mu abdiqué bu nu ko tëggee bu kàngam taxaw parce que fii dafa amoon conseil des sages am conseil boo xam ne mooy élire damel am conseil boo xam mooy destituer mais nin daan def dañ daan tëgg ndënd moo xam ne bu ñu ko tëggee bu ko damel déggee xam ne population bi déjà prouvé na ko démocratie mënut a passé loolu le fondement démocratie Sénégal ci suñu royaume yi la jógee c'est ay royaume yoo xam ni muy fii muy feneen foo dem fekk ko fa kon war noo man ñun tam mën a joxe exemple ni nañ leen ànd ñu liggéey donc ñëpp maa ngi leen tàll loxo góor ak jigéen mag ak ndaw ki ma voteel ak ki ma voteelul ki ma contrôle ak ki ma contrôle ki nekkoon sama mouvement ak ki ko nekkul ki nekk parti ak ki ko nekkul leen rek moo ma ñor ñu développé suñu réew Sénégal mën na ci génn rapidement ngaay génn ci rapidement nañ leen àndandoo ñu liggéey loolu daal mooy message bi di remercier ñëpp comédiens yi artistes yi animateurs yi parti politique yi sympathisants yi sëriñ si ñëpp maa ngi leen sant am na sëriñ yu bari yoo xam ni ñoo ngi doon ñaan nekk seen i kër xaw ma leen sax damay wax rek ñaan leen parce que man li ma ñor rek mooy dëkk bi parce que dama ne woon waa dëkk bi bu fekkee li may def ñor leen dëkk bi ñor na leen aajewul sonn bu fekkee li may bëgg ñoom bëgguñu ko aajewul sonn suñu ma joxee ma continuer bu nu ma joxul ma dem tëddi donc vraiment moo tax amoo ci woon stress naan maire toujours da ngay calme toujours da nga positif mais loolu su fekkee da ngay liggéeyal nit te nit ki di gis résultat yi aajewul naan ko maa lay defal te résultat parce que li nga gis rek ngay def mais waa Ngaye kenn amul seen fay waa Ngaye lu ngeen ma bëgg rek maa leen ko raw waa Ngaye lu ma leen jàppoon dina gën a yokk waa Ngaye jàpp leen te bu leen bàyyi parce que
yàlla du neenal seen jàpp gi du neenal sunu àndandoo bi nañ leen yokk jàmm ji rek te liggéey de bu ñu ko defee sunu dëkk dina développé te bu dëkk développé nag ci la koom nekk te fi mu ne nii yàlla jàppale nañu mel na nu def ñuy tàccu nan fecc ndax tëli bi ñuy defar di ko jëlee ci géej gi di ko yóbbu ba Fatick defar tëli bi Ngaay ba Touba ñu nekk ci diggante Dakar ak Ndar kon léegi ñoo ngi lal taayu infrastructure de transport c'est très important loolu mooy tax dëkk nekk une plaque tournante plaque tournante buñ ci jógee ñoo ngi ci production ñun ñooy capitale de l'artisanat mais li nekk ci ay ateliers ñaw moo ëpp atelier artisan y a plus de 250 ateliers wuude waaye am na plus de 300 ateliers tailleur am na menuisier yi métallique menuisier bois mécanicien yi donc céréales transformation donc mënoo def mu nekk centre de production boo produire ci ngay commerce donc tëli yi nga utiliser leen dañu def ñetti usine ba ñeent dañu def usine boo xam day defar teinture végétale defar usine boo xam day defar ay boucles accessoires defar usine boo xam day defar ay sac ak dàll defar benn tannerie bu moderne defar nañ tannerie végétale centre bi gën a mag ci formation peau et cuir ci àddina fii lay nekk Ngaye Mékhé d'un coût de plus de 2,350 milliards de francs CFA travaux yi rek ça fait 800 millions financé par la Banque africaine de développement Ngaye Mékhé lay nekk commencé na liggéey bi entrepreneur bi ñëw marché jën fii dafa war a nekk centre de stockage froid fruits et légumes ak jën ñu defaraat suñu marché am ñaari gare routière population bi jóg waaye nag dëkk bi dafa xat li ñu war a njëkk a lijjanti mooy ak gouvernement mu yokk dëkk bi ndox bëgg nañu balaa fin 2022 du am benn kër boo xam ni doo am ndox ci biir dëkk bi loolu zéro objectif zéro maison sans eau tuyaux yi fu mu war a am dañoo xam ndox d'abord source de vie fu mu war a mën a dem ci bailleurs yi nga xam ne ñoo war ndox dañuy ñëw ñu defar ndox yi delloo siwaat fi nga xam ne fa lay bétail bi di naane foo xam nag bu bëgg a naan di nga dem naan parce que ndox priorité lañ koy def source de vie comme on disait fi ma nekkoon donc ñoo ngi sant daal di leen sant et Ngaye gagné nañu bureau yëpp Ngaye record bi moom benn dëkk amu ko département bi ñoo fi raw ci région bi kenn rawuñu fi et defe naa nag bu ñu comparé ak yeneen dëkk Sénégal ci gën a baax résultat bu nekkul P nekk 2 bañ nekk ci 3 premiers yi parce que am nañu score par rapport à notre population mais bureau de vote yëpp ñoo ko gagné donc plébiscité par les populations. Une dernière question concernant votre programme pour li ñëw ci kanam ndax loolu askan bi ñëw ko yóbbante muy lu am solo gannaaw ñoom bañ la ñaanalee sant la gërëm la mooy dañ ni ban lan nga prévoir ci implantation yu mel ni ki ay GCO naka la nga mën a prévoir ak ñoom ngir mën a gën a jàppale ndaw ñi comme yow ni nga koy defee ak ni nga ko amee yéene ak jeunes entrepreneurs yi mel ni télé yu ndaw yi Osez Production ak jeunes yi nga xam ne ñu mel ni ñun dañuy ibbi seen entreprise yu ndaw yan programme nga programmé pour jëmale ko ci jeunesse bu mel noonu ak aussi beneen bi mooy askan bi ñoo ko plaidé mooy gis nañ ni Ngaye résultat bi mu am ci élection yi pratiquement benn dëkk amu ko kon gouvernement bi ndax ñoom it dinañ prévoir ni jox gars yi seen àq seen yelleef ba yow mi ñu def la ministre nga mën a gën a liggéey jëmale ko ci askan bi loolu it yóbbante nañ ma ko ban tontu nga ci am. waaw bu mujj bi mooy di wax ni ministre moom yàlla bind na ko décret divin ba pare waaye li ma wóor waxuma ay poste ak yooyu de mais bu nu ma joxoon ab département ni ma transformé Ngaye laay transformé Sénégal amul xàjj ak sel waaw ni ma transformé Ngaye département bu nu ma jox dinaa ko ni transformé ci temps bi ba tegaat résultat ba nit ñi ni nu ma jëlewaat Ngaye jiital ma noonu jëlewaat jiital loolu moom awma ci xàjj ak sel parce que affaire bi liggéey rek la amul secret liggéey la expérience et avoir un peu aussi l'expertise du leadership pour animer les groupes pour que ñu liggéey mais mettre les gens aussi au travail parce que loolu aussi dafa important et loolu kenn mooy décider mooy chef de l'État moom moo am décision boobu li yàlla sàkku day am mais li mu sàkkoot mooy ci yàlla ci moom la koy jaarale donc loolu moo xam mais ñun nañ leen concentré wu ci li nga xam ni yàlla cëral nañ ko jox nañ ko actuellement ñu koy liggéey nañ ko def beneen bi mooy programme ñuy def il faut communes yi li may wax valable na pour Sénégal yëpp il faut que ñu développer ay projets yoo xam ne intercommunal la léegi commune moom rek mënatul a dem fenn il faut ñu lëkkaloo et loolu dafa nekk pour ñu def territorialisation des politiques publiques mooy que
politique yi nga xam ne moom la gouvernement bi am pour ñu eggale ko ci askan wi ak ci gox-goxaan yi fokk ñu lëkkaloo. aujourd'hui fii ci Kajoor damay wax ni Kajoor mën na nekk pôle croissance de développement pour Sénégal pôle croissance et ndaxte bu nu booloo moo tax ñu am projet boo xam ni bu rëy rëy la defe naa ñun rek ñoo ko am Sénégal projet boo xam ni ci suñu programme mooy la zone économique spéciale du Kayor mooy lan mooy que dañu jël projet boo xam ni dañu bëgg commune yu corne du Kayor yëpp lëkkaloo ñu def benn zone économique boo xam ne day nekk zone boo xam ni day désagrégé mooy du nekk rek ñu jël benn place nii rek ni sur 100 hectares fa la ñuy def usines yëpp fa la ñuy def lépp non day nekk développement économique industriel mais dañuy jox commune bu nekk wàccuwaayam ak cëram par rapport ak produit yu mu yor mais piloté à partir de Mbeké parce que ñun ñooy le poumon économique nous sommes la capitale économique de la Corne du Kayor donc loolu itam yàlla moo ko def nous sommes la porte d'entrée ku ciy dem itam da nga naan maa ngi dem ngaay ngay jaar kon li ñuy wax mooy zone boobu bu ñu ko créé ngaay dafa yor lépp loo xam ne moo jëm ci der centre de formation métier pose cuir centre d'incubation maison de l'outil centre d'exposition et de commercialisation artisanale SECA tannerie végétale des femmes mortes tannerie moderne au chrome usine de cordonnerie et de maroquinerie usine de boucles et accessoires usine de tané mooy teinture ba pare am un grand centre d'exposition avec le village artisanal yor lool nga dem Pire ak Meewaan ñu door fa une grande usine buy fabriquer attiéké amidon ñu def ko foofu parce que ñoom am nañu ñam bi on va améliorer les espèces pour avoir ñam bi mën a gën a defar attiéké nga xam du nekk ñam bi yàq nga daal di pousse dugg Mérina Dakhar déjà UEMOA mi ngi leen di financer benn projet agro-industriel tout ce qui est transformation de céréales de confiture ñu def ko et de sirop ñu def ko Mérina Dakhar foofu Dior nga pousse dugg Ngagne Diouf gis nañ fa phosphate ñu def fa usine engrais pour mën a approvisionner le Sénégal ak fii ñu dem Koul am na dexu Mbaba les vallées de Mbaba après am Béguel forage Ngas am forage boo xam ni c'est en eau profonde Maastricht ñu def foofu lépp loo xam ne am mbay la di bay fruits et légumes ak produits halieutiques di jógee jogo di yéeg tëli bi di ñëw boo demee diggante Ñaaxeen Pekes ak Thilmakha jëm Dingiraay uti Baba Garage ñu def fa usine de minoterie bu mel ni les grands moulins nga xam lépp fa la ñu koy def Sumbul si Sangal si lépp ak farine bi ñu defar mburu yi ñuy defar yëpp foofu nga wàcc si diggante Baba Garage Mérina Dakhar Koul Mexe ñu def fa un port sec port boo xam ne ci suuf la nekk du nekk port bu nekk ci ndox mooy port boo xam ne léegi bu ñu jógee ngaay dañuy jël saxaar gi dévier ko foofu sur 8 kilomètres à 10 def fa benn port bu yaatu sur quelque 50 hectares yoo xam ne duñ déplacer population yi dañ leen di bàyyi sur place def fa un centre de service informatique boo xam ni société Sénégal yëpp dañu bëgg ñu indi seen i données Sonatel données yi mu stocké Diamniadio ñu bàyyi ñu am relais ak ñun nga xam ni société bu lakk ba bâtiment bi daanu baa mu am grève baa mu am truc day ñëw foofu ci port sec boobu ci fi service yi nekk mu continuer liggéeyam ñu fay indi conteneurs yi jóge Touba di ko wàcc yi jóge Mauritanie yi jóge Mali yi jóge Kaolack nga xam foofu mën na nekk léegi dépôt de conteneurs boo ñëwee bu saxaar gi ñëwee nga chargé ñu yóbbu ci bateau bi Dakar bu fekkee sa conteneur ñëw na Dakar ñu teg ko ci saxaar gi mu ñëw ñu teg ko day ñu xool nag nan la ñuy defee exploitation ba nga xam ni coût yi du dis trop day am foofu ay services douane am hôtel am ay supermarché am tous les services liés au port ça c'est notre plus grand projet ministère de l'industrie d'accord na ci projet boobu ak ñun jënd na ko ministère de l'économie d'accord na ci PAP 2A bi jënd projet boobu donc waxtaan nañ ci ak ñoom def nañ leen exposition doy na leen donc fi ñu jëm nii dootul léegi ay développement caaxaan fi ñu jëm nii ay réew sax bëgg nañoo àgg ci jaar noonu mais ñun dañuy considérer ne ku nekk sa territoire mooy sa réew déjà bu ñu paree ñu lëkkale territoire yi et jigéen ñi ñu gën leen a jàppale ak des projets de boutique pour ñu am centrale d'achat pour que les produits di coûter moins cher mais aussi accès bi gën a yomb bu ñu paree ñu def benn coopérative jigéen ñi ak coopérative artisan yi
nga xam ne dootuñu mën di leen lebal xaalis ci ay 18 ay 20%. il faut que ñoom xaalis bi à des taux raisonnables pour que ñu mën a am koom développement mën a am commerce mën a am yooyu dafa bokk suñuy projet defaraat marché yi defaraat centre pour handicapés yi lu toll ni Sénégal amul centre handicapé boo xam ni day am spécialisation da ngay gis centre yi fi am baax nañu parce que ñoo ngi soulager population yi mais li ñuy boole dafa day bari da ngay gis ko xale bu wérul dof li ñuy wax ou bien xale bu lafañ ba xale bu am bañ am pustule ba dara ñu boole leen non ñun ñi nga xam dem nañ Tunisie wër àddina gis nañu ni ay cabine lañu war a doon ay centre dañ leen war a écarté yu bañ leen a boole moo am ay spécialisation ba pare am ay internat et des trucs yu nit ñi mën a ñëw loolu gisuma ko Sénégal et loolu dañ ko bëgg a def ngaay am aussi ngaay dafa war a am benn UFR ou benn institut ou du cuir ou bien mu am université pourquoi pas xale yi jàng di am ay coono mais ñu toog fii ensuite ñu yokk defaraat marché yi defaraat palais de la jeunesse un centre des jeunes le théâtre de verdure am nañu plan yi pour 68 millions il faut ñu am financement et donc defaraat élevage bi zone am nañu ñaari zone industrielle yoo xam ne créé naa leen ñu développé leen usines yi ñëw ñu attirer des investisseurs parce que ngaay attiré na ay investisseurs privés yu bari directement ou indirectement tubaab yaa ngi ñëw gan yaa ngi ñëw ngaay attire il faut donc ñu améliorer ngaay embellir ko pour que mu gën a mën a attirer mentalité yi changé na on a le plus difficile mon objectif c'était comment changer les mentalités mais li ma gis ni doy na kon nit ñi noo xam ni fi ñu jëm nag moo gën a rëy waaye nag liggéey bi moo gën a tar nit ñi lu nu muñoon nañ ko gën a muñ sama objectif mooy nit dina jël avion rek pour wàcc pour xool yi dëkk bu ñuy wax ngaay loolu mooy sama objectif et donc ça doit toujours nag rester une capitale d'art de culture et d'artisanat c'est-à-dire que culture bi bu nu ko rey nan ko jël comme soubassement def ay école de design am na benn école de design bu nekk à Saint-Dié-des-Vosges nga xam ne dëkk bu jumelle la ak ngaay dañu bëgg ñu am fii ak école yi nekk Sénégal ñu boole ñu tijji benn école de conception d'art et de design parce que dàll yi xale yi waruñu ko rek di imiter dañoo war di créer war nañu mën a lancer ñun en 2023 ou 2024 dallu ngaay mu nekk made in Sénégal ñu lancer ko sur le plan mondial et loolu dañ ci liggéey parce que xale yi am nañu talent bi mais il faut ay conception ban ni 2023 dallu sport bi ngaay lañ ko defaree mais dañ koy lancer sur le plan mondial lancer ko ngaay lancer ko Dakar lancer ko Paris lancer ko New York lancer ko Washington ou pourquoi pas donc loolu liggéey rek la et loolu artisanat bi dañu ci gën a taxaw il faut que organisation ñu changer leen nit ñi changer il faut que les artisans am organisation am carte chambre de métier donc s'il le faut ñu gunge leen ci et il faut que dallu ngaay bi ñu sécuriser ko mais il faut que organisation artisan yi ni muy doxee ni ñu dindi ko defaraat ko mu nekk ay organisation yu crédible yu am doole yoo xam ni day def unanimité ñëpp d'accord ci et privé yi itam kenn mën leen a empêcher ñu dugg ci artisanat donc il faut que sunu nit ñi nekk fii ñu préparer wu seen bopp pour dugg ci privé bi et en ce moment da ngay gis ni sociétés yi maintenant ay GCO commencé na négocier ak ñoom wax leen ni il faut ñu am benn convention bu ñu lié ñoom nee ñu seen RSE c'est à peu près 280 millions pour la région ñun leen non pourquoi du ngeen jël 280 millions yi sur les communes qui nous intéressent ngeen année bu nag ñu jox ko benn commune ci 5 ans yi commune bi am 280 millions liggéey comme li ngeen yor bariwul baa ngeen créer fondation maa ngi waxtaan ak autorité supérieure u GCO pour que ñu créer benn fondation di aider mais il faut ñu créer emploi yi dootul lu ñuy négocier c'est une exigence nous exigeons qu'un quota d'emploi soit réservé à notre ville c'est un droit que nous exigeons maintenant nous ne sommes plus dans des négociations stériles qui n'aboutissent à rien nous ne pouvons pas passer tout le temps à négocier nous exigeons maintenant et nous l'exigeons conformément au texte et à la réglementation et j'en discuterai avec le responsable du développement communautaire qui est notre frère et ami Daoud qui fait de son mieux mais moom structure la nekk boo xam ni politique structure yi lay appliquer du moom mooy jël décision donc moo tax léeg-léeg ma naan ko aussi ce que nous exigeons nous l'exigeons à la direction et non pas à une personne ou à toi yaa effort yi muy def baax na mi ngi aider bu baax defar nañ ay école ñoo ngi ñëw bu baax mais li ñu bëgg nag
waxuñu ñu yokk mais noo bëgg ñu def convention bu claire lii la ñuy am lii liggéey yi aussi ñoom mënuñu wax ni dañuy jël tel ingénieur ba tel directeur compétition la kenn mënta jël ko amul brevet naan ko da ngay nekk ingénieur des mines donc il faut nit ñi am profil yooyu yëpp am na fii tous ces profils là am na fii de compétences d'ingénieur de formation il faut donc ñu boole gaa yooyu ñu wane ko ñëw mais nag am na yoo xam ne aussi amul gardien agent de sécurité et cetera il faut ñu jël xale yi suñu suuf la ñuy jaar saxaar gi ñoo ko moom mais ñun tam fi saxaar gi di jaar ñoo ko moom ci suñu kaw suuf la même bu fekkee état moo ko moom c'est immatriculé au nom de l'état mais ñoo gestion donc il faut ñu bokk waaw loolu nag ay dialogue la ay négociation et je pense qu'on signera très vite la convention ñëw nañ fii semaine bee passé waxtaan nañu nit ñi tam il faut ñu xam ni GCO du joxe xaalis ay maire ay Sonatel joxe xaalis ñun dañuy uti ni leen lii lañu bëgg ñu defaral ñu ko waaye du ñu joxe xaalis d'ailleurs ñi ñëw nekk ay conseil dañu ko comprendre donc xam nga boo nekkee ci campagne yi booy wax dañ naan da ngay campagne mais amul 1 franc qu'on donne à la mairie dañ def lépp suñu lijjanteeg suñu carnet d'adresse lañ koy defee donc nit ñi il faut ñu ànd ak dal mairie bi am conseiller bu yaakaar da ngay ñëw am ci 1000 francs da ngay perdre sa temps conseiller amuñu 1 franc amuñu dara turu conseiller la rek mais amul xaalis bu ñu séddoo de amu fa xaalis et ça je l'ai dit aux gens c'est très clair fii da ngay joxe ba jeex rek ngir yàlla ak dëkk bi mais amul loo xam ne lii dañ ko fay teg di ko séddoo xaalis maire bi amul xaalis ku fa liggéeyul itam ñu génn la et dañu réorganiser waat liggéey bi aussi parce que mënoo nekk ci branche toog ci di ko gor et ñu nekk ci maire bi ñu jëpp dañuy gor branche yi ñu toog mooy bu ñu sañ sax taal maire bi ñenn ñi dem seen yoon loolu mënta am nañ leen di wax nañ liggéey ngir yàlla ngir dëkk bi liggéey dëkk bi man moo ma gënal nga bëgg Magatte Wade baa nga supporter Magatte Wade waaw kon nit ñi nañu liggéey et dañu réorganiser waat liggéey bi ba ku nekk fa nga xam ni fa nga yaakaar ni fa nga ëpp rendement pour dëkk bi ñu yóbbu la fa bu fekkee li ngay def neexu la ñu yóbbu la fi la neex bu fekkee li ngay def mënoo ko nga wax ni mënoo ko yóbbu la feneen bu fekkee bëgg ngaa soppeeku ci ni nga ko daan defee nga def ko mu baax ni ko dëgg bi dëgg ñu bàyyi la fa sinon ñu génn la bon ñoo ngi leen sant nag parce que liggéey bi changé na nit ñi ay jàmbaar lañu def nañu ay amélioration mais nag mënoo toog ci branche di ko dagg. donc ci affaire sécurité moo doon dernière question bi gis nañ apport yi nga ci indi yëpp ak démarche yi nga doon def mu jëm ci wàllu police bi nga bëggoon a def ci sécurité dëkk bi te ni nga indi lépp gis nañ ni ngaay mi ngi màgg nit ñaa ngi ñëw bëgg a dugg si ngaay nit ñaa ngi ñëw bëgg a xam si ngaay kon certainement dina am ay étrangers yoo xam dañ dugg si dëkk bi constat bi mooy nit ñi ngi bëgg a yar ay xar ñemeetunoo yar ay xar ndax ku yar ñu attaqué la jël say xar boo moytul sax ñu gaañ la te yooyu yëpp aussi dana laaj benn sécurité ci côté sécurité bi lan nga ci prévoir moo doon dernière question. waaw sécurité merci beaucoup dañu dox rapidement ñu créer police parce que defoon nañ requête bi ma nekk quand même 2e position pour ñu créer ñu police mais gis naa après que gouvernement bi créé nañu ñaari police ou ñetti police ailleurs exigence il faut ñu am police dëkk bi moo ko exiger et dañu ci doxaat ak ministère bi ak gouvernement bi ak président pour que rapidement ñu installer ñu police boobu mais ñun dañu créer suñu police municipale parce que ordre bi ñu bëgg ci dëkk bi ak ni ñu bëgg a eggalee suñu liggéey ci dëkk bi il faut ñu am suñu police boobu donc dañu def police municipale et dañu police boo xam ne police état la dañu leen abal ay locaux héberger leen pour que dëkk bi sécurité bi yokk suñu liggéey ñu surveiller ko suñu bopp et donc képp koo xam ni message mooy lancé au Mécois képp koo xam ni xam nga li nga doon def du yoon baa waxoon nañ léegi lii defar ko rek defaral li nga tegoon warut a tegu fi muy tegu dindi ko li nga defoon muy loo xam ni waroo koo def dindi ko li nga jàppoon nga xam ni waroo daa nekk loo war a woon a jàpp bàyyi ko li nga bëggoon ni indi nga xam boo ko indee mu baax indi ko lépp ñu def ko ci jàmm defar suñu dëkk mais liñ dootul tolérer mooy désordre indiscipline insolence yoon nekkul sax maire bi ci boppam man mi wax man nekkuma ci kaw loi su ma defee loo xam ni àndul ak loi daf koy condamner kon benn citoyen nekkul au-dessus de la loi na nit ñi def li seen wareef ak seen warugar na nit ñi def li leen yoon wax ñu def ko bu ko defee rek dëkkandoo baa neex mais yëf yi je m'en foutiste lii teg fii dindil fi nga kii c'est fini dans cette ville
kenn du fayu ci kenn du wax ni kii àndul ak maire moo tax tegloowuma kenn dara yónniwuma kenn mu def loo xam ni sant ma ko waaye li nga xam ni moom leen di ko war a def na ko def jeex na. élection maire bi c'était direct le maire élu c'est Magatte Wade conseil municipal bi élu mais nan leen def nan doon def bu ñu ci yokk dara bu ñu ci daamu bu ñu ci yokk lu ci bokkul bu ñu ci dem ci nit ñi kii wote wu nga fay ñun ñëpp ñoo bokk ndey ñoo bokk baay ñoo bokk dëkk bi nañ leen liggéey suñu dëkk ngir yàlla man bëgguma képp koo xam mos naa laa déplacé dama laa wax li ma lay def nga d'accord képp kuy def lu yoon ñun la dindil kon affaire bu yomb la maire sax mën naa bañ a wax ni defal lii ak lii waaye li may invité Mekoy daal mooy à partir message bi ku ko dégg la nga xam ni waroo ko woon def dindi ko la nga xam defoon nga mu wóor la ñëw li nga def yoon dindi ko dëkk bu moderne lañu jëm dëkk bu yees dañ dimbali nag ñi gën a néew doole dañ dimbali jigéen ñi dimbali ñi nga xam ni seen loxo jotewul seen ginnaaw ñi nga xam ni nu newee àndul ak ni nga xam ni noonu leen bëgg dëkk bi mel ni ñu woo nit ñi ñu jàppale leen mu mel mi ngi mel ni par exemple am na quelques kër bariwul yoo xam ni amuñu sàkket yu mat dañ leen jàppale ñi nga xam ni amuñu xëy ñu xool nu leen mën a jàppale loolu projet boobu dañoo bëri def usine boo xam ni day defar ay pavé xale yi mën ci liggéey ci koñ bu nekk di defaral sa bopp yoon yi mais dañu goudronné waat dëkk bi yëpp loolu ñoo ngi koy lijjanti ak CSE bi nga xam mooy defar tali Baba garage bi gouvernement wax na ni dañu may ñu goudronné ñu yokkaat lumière bi gis nañ ni am na ñoo xam ne jotewuñ ci ñii mujj a ñëw Sandiane amul ci dëkk bi dañu waxtaan ak suñu conseil municipal changé waat quartier yi tojaat quartier yi am na quartier yu rëy am na quartier yu dañu ko defaraat waaye li may gën a invité waa dëkk bi nag mooy bu nee ngaay ñëpp ni mexe ñi naan mekke ñi naan ngaay mexe dama bëgg ñu invité nit ñi ñu jël benn tur boo xam ñëpp moom lañ xam comme ngaay mooy labelu dëkk bi te mekke mooy tur bi ñu boole ko mu nekk ngaay mekke jeex na ku dégg ngaay mekke mu jeex amatul mexe ngaay ak mexe ñetti tur juróomi tur loolu tam bu ñu ci d'accord defaraat dëkk bi mu baax donc vraiment day dem ci administration. waaw day nekk administration bi accepté ko ñu changé ko mu jeex. mais ñi jiitu ñi juddu woon ci turu mekke. dañ koy changé de am na nu ko teg si di defee dañ koy def en rapport avec le gouvernement quoi. yooyu yëpp ay waxtaan la rek waxuma ni. mais ay proposition la. zone industrielle bi ñu ni ko may ouvrier yi ñu dem fa. dañ dem ci zone industrielle installée parce que li ñoo amul fenn ci Sénégal ñu dem installé ci zone yi nangu faa dem nit ñi fekk leen fa. mais nag kontaan naa parce que ñeen fa yóbbu li may laaj sax doyul damaa def zone industrielle 1 xale yi laaj ma jox leen zone industrielle 2 amatuma place foog ma créer zone industrielle 3 léegi nag ñi nga xam ne ñoo ngi ci ay place yoo xam ne du place liggéeyukaay ñu ñaan leen ñu ñëw ñu may leen ñi nga xam dañoo xat ci kër yi politique bi du changé ñi xat ci kër yi amuñu fu ñu dëkk baa ñu loué ay kër baa ñu abal leen dañ leen di wutali may terrain ñu dem dëkk ca ñi nga xam ne ay terrain tappale lañ yor dañ koy jël jox ko nit ñi ñu dëkk ci c'est ça la vérité cimetière yi dañu ko éclairer ñi manqué lampe ñu defar leen ndàmp ndox ñëpp am ko jardin de la gare ñu defaraat ko place publique bi ñu defar ko mu nekk théâtre de verdure ñu defar salle de fête dañuy defaraat dëkk bi mais yooyu nag il faut ñun tam ñëpp jàpp ci sëñ Cheikh Mbacké daan na wax nag yéene moom ku nekk am ko yàlla nag moo yàggale ñu ni wax yooyu yëpp ay yéene la jàppale suñu équipe yi ay seconde ngaay nga xam ni mën na dem sax ba dem ay première division pourquoi pas stade bi dañ ciy def gazon synthétique c'est un objectif très rapide defaraat quelques gradins kon ñi ñu def ci ay terrain de jeu caade bi jox leen seen terrain jàppoo ñu wutal ñi ci des terrain waa Mbambara ñi nga xam zone industrielle fi la ñu doon football jox leen seen terrain ca kaw ñu wutal leen terrain parce que ci wetu grande mosquée foofu la ñuy entraîné wu foofu matul terrain faut ñu wutal leen terrain ci lotissement yu bees dañoo xool nu mën a def ba ñu wutal leen terrain feneen même suñ koy négocier ak cool mais ñun suñu dëkk dafa war a nooy et communauté rurale xamuñ ñoom fu ñu yem ñun xamoon na mais ñun sax fi ñu yem sax amul benn kayit boo nee ni fii ngeen yem kon ANAT war na gaaw joxe dossier ñu yaatal ñu liggéey loolu daal mooy li nga xam ni maa ngi koy xamal nit ñi ñu àndandoo ñu liggéey dañu tijji daral bu bees waaw daral bu bees
waaw parce que war na nit ñi place neex na leen dañu liggéey waaw mais càmbal oto yi traversé dëkk bi oto kamb yeeg yooyu c'est fini ces histoires là keroog maa ngi jaar buntu élection yi gis camion ñuy jaar ci buntu école c'est pas normal donc loolu il faut que on accélère du ay yu ñuy xaar ay kii il faut que on mette fin à ça l'anarchie on doit mettre fin à l'anarchie nit ñi il faut ñu tegal seen bopp ci yoon ku nekk xam nga li yoon dëkk bi ku nekk da ko war a jël comme këram jël ko comme alalam mais je m'en fous yooyu c'est fini carrière bi pratiquement jeex na atteindre nañ seen limite carrière bi kenn mënu di gas nag di dem yoon dafa war a wax fii la yem nee ñu ma service des mines nee na ma sa carrière bi atteindre na limite am dañ ko arrêté ñu woo ay spécialistes en écologie comme ni ñu koy waxtaanee ak xale yi ñu xool nan la ñu mën a exploiter environnement boobu defaraat ko pour ji fa dara def fa ay garab ba def ko bassin de rétention et cetera dépôt normé ñun rek ñoo koy am pratiquement Sénégal dépôt décharge normée boo xam ni du acide du am infiltration ci suuf si et cetera donc ñun bëgg noo defar suñu dëkk am nañu volonté am nañu programme am nañu vision il faut nit ñi ñëw ànd ci. secteur transport bi si doon nañu posé question garage bi naka nga ci. garage bi léegi ñu tijji ko dans quelques jours waxtaan nañu ak ñoom wax nañu ni oto yi buy dugg ci biir ñoo ngi fay def benn treillis et bëgg nañoo créer aussi société de transport boo xam ni actionnariat populaire lay doon. Ça veut dire que dañuy tijji 250 actions de 100 000 francs muy 25 millions ñu jënd oto bu bees 18 millions seen bus lépp benn oto yooyu di jëli waa Kouré waa Ndukura waa Cëmbal ak Cinu Mbaari bu ñu ñëwee liggéey si y a plus de 500 personnes yoo xam ne ngaa ñu xëyee bis bu nekk donc dañu créer société boobu ñu créer ko ak transporteurs yi ñu créer société de transport dëkk yi gën a tuuti boo demee Côte d'Ivoire ou Tunisie ou ailleurs au Kenya ou Rwanda dañu am oto ñun war nañ ko am donc nit ñi il faut ñu moderniser transport bi charrette yi il faut ñu am ay plaques réflectorisantes ñu mën leen di xàmmee ci guddi gi même brancard yi ci boppi brancard yi war nañ def loo xam ne bu ñu jàkkaarloog oto mu séen leen ou bien ci harnais fas bi ñu def ci loo xam ne dina tàkk donc loolu aussi samay xarit lañu jàppale nañu mais loolu nañ ci jàpp parce que aussi li nga xam mooy sécurité population yi duñ ko négocier aussi Jakarta yi di sor seen gilet mais saret yi moom ñoo gën a dangereux il faut ñuy def loolu di sàmm fas yi di leen feeree di leen faj buñ ko defee rek dëkk bi day daal di yomb a def day daal di yomb a gérer dëkk bi day daal di neex li ma wax lépp dara compliqué wu ci waaye bu ku nekk bëggee doxal ni muy doxalee du sotti nee naa leen man bëgg dëkk bi moo ma gënal bëgg di Magatte Wade jàppale dëkk bi moo ma gënal jàppale Magatte Wade kon nañ leen liggéey taxaw ci tëli yi ku nekk càmbar yi fu nekk oto taxaw gaare non faut qu'on arrête tout ça il faut que la ville marche il faut que dëkk bi dox très rapidement da ngeen ma sas foog ma sas leen da ngeen ma sas waa ngaay dañ ma sas foog ma sas leen te xam naa li ma leen sas dañu ci jàppale pour gën a yokk sas bi ma teg et incha allahu rabbi su yàlla nangul la mu daan maye suñu dëkk bi dinañu ko moderniser ba ku fi ñëw dinañu ndaw waaye ku nekk di nga fi ñëw pour xool si ko mais nag ci yéen lay commencé nit ci yéen lay commencé waa ngaay donc Mécoises et Mécois à la tâche góor ak jigéen mag ak ndaw gone à la tâche nit ku nekk bu toogee ak boppam moom rek ak yàlla à la tâche nit ku bëgg à la tâche nit ku bañ à la tâche nit ku bëgg ngaay à la tâche nit ku bëggul ngaay à la tâche nit mënatul a nekk ngaay ñuy liggéey suñu dëkk mu bañ a liggéey suñu dëkk kon maa ngi leen di sant maa ngi leen di gërëm di sant nag ñi ma àndaloon ci coalition bi yépp di sant sama conseil municipal bi ma àndaloon juróom-ñaari at ñu liggéey bu mucc ayib benn conseil musta am problème benn dossier musta tar di sant waa dëkk bi di sant sama kàngam yi di sant maire yi ma wër ñi gañee ñi gañewul di sant membre du gouvernement bi ma assisté ba di ma yombal lu ma xëcc rek bu ma demee lijjanti mu sotti di leen sant yéen itam di sant taalibe yépp di sant bu baax Sëñ Tuubaa di sant maam Alaaji Malick di sant sama maam Alaaji Rawaan di sant ñëpp sant goo xam ne am na fu mu commencé mais amul fu mu yem
kon yàlla nañu yàlla jàppale yàlla nañu yàlla jàppale ngaay allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.